tey am nañ mbégte bu rëy accueillir journée nationale de l'arbre fii ci commune Kacoor ci place bii nga xam ne dafa symboliser lu rëy ñu samp ko diggante Thiamène ak Kacoor tey bés bu ñu neex la ci képp ku nga xam ne yaa ngi yeewoo Kacoor commune benn ngay élu wala nga nekk ci organisation communautaire de base wala ngay borom dëkk wala ngay sax xale yooyu nga xam ne dañ leen recruter ci xëyu ndaw ñi ñu ciy profité di remercier ki leen recruter muy honorable maire ministre Abdoulaye Seydou Sow xale yu bëri tey yu nga xam ne dañ doon xëy di toog gis nañ seen bopp ci xëyu ndaw ñooñu ñu ngi leen di wax bismillah fii ci Kacoor fas yéene saisir opportunité bii ngeen ñu may tey nga xam ne dafa ñëw dajale ak des centaines de jeunes recrutés ñu xool slogan bi ñu jël ne la jeunesse moteur du PSE vert sukkandiku ci thème bi nga xam ne mooy le PSE vert vecteur d'un développement communautaire durable bu soobee yàlla loolu ñun teg nañ ci suñu bët en tant que maire te fas nañ yéene jëfandikoo ko mais opportunité yi ñu loolu may yëpp ñu jëfee ko xam ngeen ne Nganda Kaffrine goudron bu bees la ñu yàgg di ko jooy ay at président de la république defal ñu ko fas nañ yéene ak xëyu ndaw yi ak seen ak jàppale samp ñaari boor yëpp ak garab yu nga xam ne dina am njëriñ pour suñu commune bi xam ngeen ne vision mondiale fii la nekkoon bi muy dem bàyyi na fi ay xalaat notamment les bois de village bois intervillage yaakaar naa ne loolu occasion la buñ ci sampee garab gi nga xam ne bu demee ba jot màggaayam dina mat fanweeri mètre ak juróom wala taay bi mën a mat ñaari mètre garab gu ni mel guñ am njëriñ lay doon ci suñu matt yi wala suñu defar ay meuble loolu xam nañ ko bu baax wëlbatiku xasam mi lu ñuy jëriñoo la xobam yi lu ñuy jëriñoo la ci fànn bu ne tàng yaram wala biir buy métti wala bopp buy métti wala sax écorce bi boo ko defoo ci ay futt wala góom da koy wéral garab gu ni mel tey nga xam ne mooy parrain bi sawar nañ lool pour jël ko àndale ko ak projet yi nga xam ne ñu ngi ko naal bii tool bii tey ñu taxaw fii muy am Kacoor am na ñettam yu mel noonu benn ngi Santhie-Gal Ndioudiène benn ngi Santhie-Gal Ngoné et puis projet ANIDA samp na fi ay hectares ñu koy wax waar wi ay tool yu yaatu la yu nga xam ne dañ koy jox nit ñi ci biir commune bi fas nañ yéene lépp lu ñu ci war ci cadre boobu aussi ñu def ko rek di la sant monsieur le gouverneur di sant monsieur le sous-préfet ci liggéey bi nga xam ne bii moom lay def de façon inlassable di ñu orienter di ñu encadrer ndax lu ñu bëgg-bëgg ndaw lañ gan lañ ci mbir mi waaye mu ngi ñuy orienter mu ngi ñuy jubale di ñu wan li nga xam ne bii moom la ñu war a def. may sant aussi conseil départemental nga xam ne appui financier kenn na tabliwu ko ñëw na teew jàppale ñu ci liggéey bi xam na ne lu ñu yittewoo la ndax tey Kacoor am na gan su ngeen xoolee li fi teew yëpp ci ay xëyu ndaw ak ñi nga xam ne ay organisation lañ ñëw représenté naam bu ñu demee ñun en tant qu'autorité ñoom dinañ fi des te la ca war conseil départemental moo ko def ma di ko sant di ko gërëm di gërëm aussi waa Kacoor ñi nga xam nañ ne dañ fi ñëw jigéen ñi ak ndaw ñi futteeku bay place bi def li ci war xëyu ndaw yi ñëw gas pax yi commandant indi garab yi yaakaar naa tey journée la bu nga xam ne war nañ ko mën a réussir nu mu gën a rafetee surtout que dafa delloo si li nga xam ne moom lañ xamoon ndax garab mooy dundal par la photosynthèse moo ñuy jox oxygène bi nga xam ne bii moom lañu li ñuy rejeté di gaz carbonique moo koy absorbé waat dans le cadre de la respiration pour mun a jox cadre de vie bu nga xam ne bu neex lay doon ñu ciy sant di gërëm ñëpp vraiment di ñaan yàlla bés bi nekk bés bu mucc ayib lépp luñ ciy séntu ci njëriñ yal nañ ko ci làq bisimilahi taala jërë ngeen jëf salaatu wasalaam borom julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu may wér ak gudd fan bañ fekkee waat journée de l'arbre balaa may commencer monsieur le gouverneur et tous les membres du CRD monsieur les préfets et tous les membres du CDD élus locaux yi chers invités mesdames messieurs permettez-moi tout d'abord de m'adresser permettez-moi tout d'abord de recevoir
mes sincères salutations au nom de toutes les femmes forestières et nos remerciements au nom de toutes les femmes forestières de cette opportunité qu'on m'a donnée pour prendre la parole à l'occasion de cette grande journée d'ouverture de la campagne de reboisement à Kachot. kon buñ ko defee noonu journée tey bi yàlla dimbali ñu ba ñu jagaleel ko Kachot ñun ñëpp ñoo teewee fii ci Kachot pour màggal garab gi saganal ouverture bi kon loolu ñu santé ko suñu borom ba tey garab nag la yaakaar naa ne l'utilité de l'arbre n'est plus à démontrer la des c'est sensibiliser la jeunesse sensibiliser les populations ba ñu jël une prise de conscience totale de la disparition de nos forêts de la désertification ñoom ñëpp ñu sóobu ci liggéey bi parce que développement on ne peut pas se développer dans la bouche il faut qu'on travaille la main dans la main te garab développement durable la ñëpp xam nañ ko surtout meññeef jigéen ñi kenn ku ne nag góorgóorlu jëmbat benn garab meññeef sa biir kër muy mango wala orange wala loo xam ne daal mun naa dund kenn ku ne sa suuf lu mu nangu nga seet nga jëmbat loolu jeunesse bi na ngeen am benn bois communal ngeen jëmbat ngeen def benn verger bu ngand balaa ñu ne 2 ans 3 ans ngeen di chargé seen camion di ko jaay comme Casamance ak yooyu mais mun ñu ko am ci làmmiñ il faut que ngeen liggéey xëy ndaw ñi c'est vrai yéen a ngi liggéey ci administration mais n'empêche mun ngeen def seen benn tool parallèle samedi ak dimanche yi ngeen dem liggéey ko bu ko defee produit yooyu aussi ngeen mun koo am seen benn caisse commune boo xam ne bu ëllëgee mun ngeen ci def lu bëri lu rëy man loolu laa leen di sant di leen gërëm lu mu passé loolu mënuma terminer sans remercier l'administration forestière ndax lépp lu femme forestière tollu tey ci xam-xam ci affaire garab ñoom ñoo ñu jàngal te ils continuent toujours à nous suivre dans nos activités de remercier encore nos partenaires lu mel ni commune macha allah chapeau ren commandé nañu 10 000 plants ci suñu pépinière yi te dañ koo jënd pour jàppale femme forestière loolu yëpp moom ci développement la bokk parce que bu ñu liggéeyutoon ñoom itam du ñu ñëw ci ñun jënd ko kon monsieur Gaye ñoo ngi lay remercier ci sa xalaat bu rafet bi nga xam ne sa vision gis na liggéey femme forestière ak waa kii Trifashe ñoom itam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom itam appuyé nañu en graine et en semence lu passé loolu nañ gën a góorgóorlu ndax le président de la république PSE bi muy wax mun na koo wax waaye ñun ñi nekk sur le terrain ñun ñoo ko mën a réaliser ñun ñoo ko mën a liggéey parce que ñoom ñoo ngi def li ñu mën des na ci population bi ngala nañ góorgóorlu développement kenn mënu ko am ci gémmiñ nañ wàcc sur le terrain ñu liggéey te tappe xol yi ñu nekk benn ñu tappe xol yi nekk benn liggéey suñu réew ndax réew mi du Guinée mooy ñëw wala Mali mooy ñëw liggéeyal suñu réew ñun suñu bopp ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp te nañ bàyyi xel suñu doom yi ñooy avenir ëllëg surtout la jeunesse na ngeen ma déglu bu baax góor lañ ngeen liggéey ñun mag ñi kii nañ xanaa tegtalee rek la ñuy mun mais avenir bi réew mi yéen a ko yore développement réew mi yéen a ko yore santé réew mi yéen a ko yore éducation réew mi yéen a ko yore kon nañ am changement de comportement ñu dem ci vers le développement politique diir la bu politique passé futti leen seen mbubu politique ngeen sol mbubu développement wàcc sur le terrain wasalaam. maa tudd Idrissa Sarr ONG Trees for the Future mooy garab ngir ëllëg nekk fii ci Kaffrine doon wax ne damay wax ci turu ONG yeeg partenaires yi nga xamante ne ñoo fi teew tey wax rek ne fii ci région Kaffrine bëri na ay ONG bëri na ay projet yoo xamante ne dañuy liggéey ci wàllu garab xëy na at bu nekk dañuy appuyer waa Eaux et Forêts ci journée nationale de l'arbre cette année appuyé nañ leen pour ñu produire 600 000 plants pour jox ko population bi ñun ci suñu bopp produire nañu ci suñu pépinière centrale bi nekk fii Ngodiba lu mot 3 millions d'arbres yoo xamante ne ci population yi la jëm terewul également ci àll bi ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci loolu ñuy tuddee jardin forêt mooy sardañ bu mel ni àll
ñu ngi ci lu mot daanaka junneey nit yoo xamante ne ci région Kaffrine ñu ngi liggéey ak ñoom te ku nekk si ñoom dafa am toolam te tool bi da ci war a jëmbal ay garab yoo xamante ne fii ak ñeenti at yi ñu leen di gunge ku nekk war nga am 4000 arbres 4000 yaakaar naa mooy ñeenti junneyi arbres loolu mooy suñu objectif. loolu bu fekkee ne junneyi nit ku nekk am na même 2000 arbres maanaam ñaari junneyi garab yaakaar naa ne région bi dina mel noo xamante ne xëy na yeneen région yëpp dinañ leen ñee ñun ñëpp nag dañ leen di ñaan ak fu nit mun a nekk na xam ne garab moo ñu mën a génne ci coono bi ñu nekk ku nekk bu fekkee ne amoo tool sa kër na nga fa jëmbat garab moo tax ñun bi ñuy ñëw indil nañu 200 garab yoo xamante ne dañu fas yéene may ko nit ñi képp ku soxla oto baa ngi fële dañu ne képp ku soxla am na mango am na benn garab bu ñuy tuddee gluricidia nga jël ko nga mën a jëmbat sa kër ne sa reste donc loolu laa bëggoon wax monsieur le gouverneur ngeen jégal ma si yàggaay bi maa ngi gërëm ñëpp. Monsieur le maire de la commune de Katiot, monsieur les chefs de services régionaux, monsieur les responsables de projets, de programmes d'ONG, population de Katiot. ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ci turu président du conseil départemental de Kaffrine le président Abdoulaye Wilane empêché ñu am cawarte ak coobare bu mat sëkk ñëw fii tey ànd ak suñu secrétaire général ànd ak commission environnement ñu mën ci citer Boulo Diallo Binta Diouf Diarra Badiane Fatoumata Sumbulu Ndey Señaan ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom am kontante bu baax ñëw fii fekkee journée bi nga xamante ni dañ ciy màggal garab buñ ne màggal garab nag pour wane njëriñu garab la ak impactam utilité am loolu la yaakaar naa ne premier ponk biñ ci jàpp rek mooy ñu arrêté ñun ñëpp ñu décidé arrêté faagagal bi ñuy faagagal alam bi commencé ko ci feu de brousse bu ñuy ruuj tamit ñu fexe ba nga xamante ni yàq bi ñuy yàq alam bi ñu arrêté ko te yaakaar naa ne seen teewaay ak ni ngeen takkoo nii population de Katiot loolu wane na tey jii ne bu ñu leen wooyee ñu ànd ak seen monsieur le maire conseil départemental ak autorité yëpp dinañu ànd ñun ñëpp defar ay plan jëmbat ko fi nga xamante jëmbat baax na waaye jëmbat ko fi nga xamante ni waa Eaux et Forêts ñoo ne la tegtal ne la fii jëmbat ko ba pare tamit ñu entretenir ko loolu yaakaar naa ci benn ponk la pour ci ñu sensibiliser ci journée bi ren nag journée bi nga xamante ni mooy journée de arbre biñ ko parrainé mu ngi tudd xay ñi ma jiitu monsieur le maire ak ñi fi jaar ñëpp wax nañ utilité am garab gu am njëriñ la garab gu raar la fii ci Saloum donc buñ ko tànnee yaakaar naa ne kon méngoo na ak thème bi nga xamante ni mooy thème bi ñu tànn ren kon buñ ne PSE vert finalité am mooy nañu fexe ba nga xamante ni njëriñ bi am ci alam bi nañ ko jëriñoo mu nekk un développement kon pour loolu conseil départemental pare na taxaw jon ànd ak yéen population bi ñaan leen ñu fexe ñun ñëpp takk pour jëmbat garab aar ko pour vraiment pour tirer ci li nga xamante ni def ko source de revenu ba nga xamante ni danañ mën a jëmale kanam bu baax a baax loolu daal ci gàttal moom laa bëggoon a yëkkati ci turu président Abdoulaye Wilane lépp li nga xamante ni waroon na ko def ci bis bi monsieur le maire wax na ko jërëjëf monsieur le maire maa ngi lay nuyu di nuyu waa Katiot yëpp encore une fois de plus def na ko di leen gunge lu ñuy soxal nag mooy développement rek surtout développement bi nga xamante ni moo jaaree ci alam bi jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. di nuyu kenn ku nekk si turam ak si santam bon journée bi manifestation bi ñuy def tey jii nii bientôt fanweeri at a ngi nii ñu koy célébrer quoi moo tudd journée nationale de l'arbre bi nga xam ni décret moo ko taxawal quoi depuis 1983 cérémonie bi dafa war a nekk benn mobilisation et dafa war a susciter dafa nekk temps fort bi nga xamante ni dañ si war a sensibiliser dans le développement durable bi nga xamante ni léegi préoccupation la pour bépp état bi nga xam ne nekk na si àdduna bi
bon ren arbre parrain bu ñu jël mooy Khaya sénégalensis quoi comme neen ko xamee mooy Kaysedra mooy xay bi nga xam ni bon boo demee dans les vieilles villes coloniales comme Thiès ci demee noonu da nga koy gis ñu planté ko si rue yi ak ruelles yi xay moom si boppam dafay nekk garab bu mag bi nga xamante ni mën nañ si defar mën nañ si yatt ay gaal mën nañ si def ay meubles ainsi de suite quoi boobu mooy arbre parrain bi nga xam ni dañ koy tànn pour sonju nit ñi suñu protéger ko wax ay njëriñam wane ay njëriñam pour que nit ñi protéger ko en même temps aussi wane ay njëriñam dal. bon ren moom suñu campagne de reboisement bi daaw ñu ngi woon si ay 1,3 plants la ñu produire woon waaye ren dem nañ ba ay suñuy prévision dem na ba ay 1,7 plants prévision yooyu mën nañ ko jot ndax État du Sénégal def na ay jéego yu mag daal ay jàppale yu mag si forêt bi par exemple recrutement xëyu ndaw ñi nga xam ni au total ay 500 personnes lañu si région de Kaffrine loolu ñu yokk si intrants yi maanaam semences yi ak mbuus yi ñuy def garab yi ak yu demee noonu loolu aussi mën nañ ko atteindre suñu objectif aussi dañ koy atteindre grâce à yeneen partenaires yi daal yu mel ni conseil départemental yu mel ni Trees for the Future yu mel ni commune Proval ak Pasalumacaf yooyu yëpp dañuy jàppale vraiment c'est des partenaires yi nga xam ne dañuy joxe lu bëri si production de plants ak si plantation day di dugg si àll bi lu sori dégg nga. boo gisee day wane day fësal jàppale bi nga xam ni xëyu ndaw ñi jeunes yi nekk si xëyu ndaw ñi dañ koy jàppale état bi. fekk vraiment ay exposition yu nekk yu am déjà parce que World Vision jaar na fi jàppale askan wi ñu def fi ay bois communautaires des bois villageois ba léegi nag bi fi World Vision demee ba léegi askan wi ñu ngi koy sàmm di ko toppatoo loolu wane na ni vraiment am nañ xarañte bu mat sëkk ba tax na vraiment dañuy tànn xool ñu feneen fodol fii ndax ba tax monsieur le maire ñu lay encouragé ci loolu di la félicité yow ak sa askan wi yëpp di leen ne vraiment bëgg nañ lool ci dalal bi ndax accueil bi am na solo. beneen bi mooy journée de l'arbre nag ñu ngi koy célébrer depuis 1984 ñu ngi koy créé 83 mais 84 mooy première édition bi journée bu am solo nguur gi da ko tëral nag pour que askan wi yëpp nekk benn dajaloo si bésu dimanche mel ni ànd ak service forestier yi ànd ak nguur gi ñëpp daal ku nekk ak foo mënti nekk ci wàllu sensibilisation ci wàllu information ci lépp luy jëmle ci jëmbat garab ndax jëmbat garab lu am solo la ci réew mi ñu ngi koy def nag depuis lors gaa am nañ ci ay résultats yu am solo parce que bu doon loolu xëy na tey kenn waxatu fi sa garab mais effort yooyu waroon na mën a gën a jur ay comment dire ay ngëneel ay njëriñ parce que boo xoolee li ñuy jëmbat par an ci garab chaque année c'est des millions par région mais ñaata garab ñoo ci taxaw màgg ba doon ba mën a am njëriñ bëriwuñu ci loolu nag mooy fi ñu war a taxaw seetlu jëmbat garab neex na trop waaye li gën mooy ku nekk foo mënti nekk war nga taxaw tey jël sa garab dem jëmbat ko gannaaw loolu nga toppatoo ko aar ko ba mu mag juróom la njëriñ parce que garab wax nañ ko sànq dafa am njëriñ bëri garab moo tax muy taw garab moo tax muy faju garab mooy may ker mooy marlu leneen ak leneen ci wàllu engrais ci wàllu élevage engrais dafa am solo garab dafa am solo ba tax na vraiment ñuy invité ñëpp ak foo mënti nekk ngay Kaffrine wala nga yeewoo fii ci région Kaffrine gouverneur ñaax na la vraiment boo xëyee ci semaine bii di ñëw nga jëmbat benn garab au moins bu dee ñaar sax wala fukk moo ñu gënal comme ça ñu gën a reverdir suñu région bi am solo la. beneen bi mooy gannaaw buñ ko jëmbatee nañ ko toppatoo mooy li ma wax sànq PSE ci tubaab maanaam planter ñu jëmbat sécuriser sauvegarder mooy ñu toppatoo ko entretenir ñu jox ko gëdd taxaw ci ba mu amal njëriñ
donc loolu moo nekkoon kaddu yi ñu gërëm bu baax a baax vraiment service des eaux et forêts parce que service bu am solo la fépp nag ci réew mi rawatina fii ci région Kaffrine parce que région Kaffrine koom-koomam yëpp ci mbéy mi la ci sàmm te loolu lu koy yombal mooy ñu am gàncax boobu nag ñu ñoo koy aar ba tax na mon colonel maa ngi lay félicité yow ak sa équipe yëpp di la gërëm di la sant voilà donc di la gën a ñaax nag parce que ren moom campagne bi day wute ak yeneen campagne bi dañ ko saytu dañ ko topp xool ndax li ñu jëmbat yëpp ndax sax na ndax jàppandi na ndax voilà toppatoon nañ ko buñ ko toppatoowul tam gouverneur dina ci jël ay disposition beneen bi mooy bëgg nañ ci commune yëpp commune bu ci gën a voilà ràññee daal ci wàllu jëmbat garab ci wàllu toppatoo garab vraiment ñu xool nu ñuy def jox ko prix ci kanam ñëpp ci kanam parce que ñëpp ñu xam ne daal commune bi moo gën xarañ ren ci campagne de base bi loolu moo nekkoon kàddu ñuy gërëm ñëpp sant ñëpp wasalaam